kon ci turu kilifa diine yi ci turu imam yi nga xam ne ñu ngi fi teew ci turu délégué de quartier yu Thiès ñu ngi lay nuyu bu baax monsieur le directeur di nuyu staff bi nga àndal yëpp di ñaan ci yàlla liggéey bii nga xam ne moom nga fas yéene sumb te lancement bi nga indi ko fii ci suñu dëkk bi yàlla na yàlla defal la ci ndam lu ëpp li nga xam ne moom nga ciy jot di ñaan itam ci yàlla kilifa gi nga xam ne moo la teg ci boppu Senelec di monsieur le président de la république yaakaar bi mu am ci yow ba dénk la yaakaar boobu yàlla bu mu tas mukk amiin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbégte di la wax marhaban di leen wax ni rek tey yàlla dafa def ñu daje fi pour ñaari mbir waxtaan ci Woyofal social bi nga xam ni moom la sunu directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé gis ni nekk na lu nga xam ni dina tax li nga xam ni moo doon tàqali nit ñi ci biir askan xëy na dinañ ci def ay jéego ndax boo seetloo at bi passé monsieur le son excellence Macky Sall dafa wàññi woon courant bi de 10%. Senelec ci ay pexeem aussi def ay yokk courant yu bëree bëri ci gox-goxaat yi waaye ki nga xam ne amul courant ci këram amul sax installation am naa yaakaar boo koy wax wàññi naa courant bi wala samp naa poto xëy na du ko saf moo tax mu xalaat loolu nii nañ ko doxal ñi nga xam ne ñu ngi ci situation boobu ñu fexe duñ xëy na ñëpp nañ mën a defal waaye nañ tàmbali te lu ñu tàmbali rek ñu doxal ko def ko muy lu dëgg moo tax ñu tànn ci famille yooyu 125 def leen installation intérieure gratuite maanaam installé fii seen biir kër may leen branchement bi gratuitement mais aussi gunge leen pendant at weer bu dee ñu jox leen 5000 francs bu crédit loolu nag bu ñu ko defee yàlla la ak Makhtar Cissé mi ñu koy gërëm di ko sax di ko ñaanal yàlla yàggal yoonam te rafetal ko ak mboolem jullit ñu ci profité rek ñu ci profité aussi délégation bi ngeen nekk muy centre ouest di lëkkale région wu Thiès ak région wu Diourbel dafay nekk presque depuis 1999 ki nga xam ne moo njëkkoon nekk délégué régional fii tudd Adjuma Jonn ñu amoon xalaat boobu jox ko mu ni loolu rafet la nañ ko doxal moo tax ñu dippee ko salle bi nga xam ne réunion yi def yépp ci Senelec ci DRC bi fi lañ koy defee ñu tuddee salle bi Adjuma Jonn muy wane rek ñi nekk ci biir kër gi ak ñi nekk ñu xam ne nekk luñu ci biir kër gi ñëpp benn lañu te képp ku def dara war nga am way sa tur war na fi nekk ba ilaa yawmi diin loolu mooy tax ñun ndaw yi ñu mën a am ñu ñuy roy pour ñu tamit jéem a indi sunu participation ci société bi parce que société bi dañoo gëm ni kenn ku ñu ko bëgg li ñuy xëy suba ba ngoon jot ci la ñu nekk muy demal société bi kanam ndax gëm nañ ni bu société bi demee kanam Sénégal jëm kanam àdduna bi jëm kanam salaamaaleykum wa rahmatullah. ndax ñu ngi woon ci lim goo xam ne yaakaar ñoo mën a am courant rawante na man mi nga xam ne sama borom kër dafa génn àdduna ma nekk man donc xaw ma woon fu may jàpp sama bopp bay am courant mais nag ñoom ci seen bopp ñu nekk ci seen man-man ak seen yërmande ba ñun ñu amul doole ñun ñëpp ñu am courant ñun waa Mbayeen ma di leen xamal ne nekkoon nañu ci lëndëm ñu jële ñu ci nekkoon nañu ci ay jafe-jafe yu tax ndax ku sa morom jaru bay boo jaru bay njëgu bay bëggoon nañu nekkoon na ci suñu xel waaye mënuñu kon nag waa Senelec ak ñi mu yebal ak seen délégué ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal te di leen ñaanal fu ñu toll yal na leen saa borom defal jàmm ju mat sëkk lu nekk ci son poos yi yal na ko saa borom barkeelal lu des ci li nga xam ne it moom la ñu fereel ci sunu courant bi ak li ñu dimbalee yépp li des ci seen poos yi yal na barkeel yal na leen saa borom teg ci yoon bu jub wasalaam. waaye nag dañu bëgg a xamal le directeur général ni ko ñoo ngi lay dalal jàmm tey fii ci Thiès ci turu consommateur u Thiès yépp di la wax ne la fii tey salle bii nga duggoon ñu doon ko inauguré
nekk na salle boo xam ni mën nañ cee jël misaal ci coono yoo xam ni waa Thiès doon nañ ko dund ci coupure yu metti ak ñàkkum courant moo xamante ni metti woon na trop ci artisan yi jamono yooyu salle boobu alors ki ñuy wax El Hadji Daouda Gueye nekkoon na fi chef d'agence jamono yooyu demoon nañ ba artisan yi nekk ci dëkk bi taxaw sax ni dootuñu fay courant te bépp agent Senelec boo xam ne ñëw nga seet si leen dinañ ko diggaale ak yow jamono yooyu la ñu rencontré monsieur le gouverneur bi fi nekkoon mu woo artisan yi yëpp gouvernance ñu examiner problème boobu en présence du délégué régional bi fi nekkoon Diar Doga Mballo et El Hadji Daouda Gueye jamono yooyu saako yi ñuy nuwoon di ay facture d'électricité ci salle boobu lañ ko doon sotti chaque jour parce que boobu facture yi élevé na te gars yi mënuñu woon am courant bu doy demoon ba mënatuñoo fay facture d'électricité ci salle boobu la ñu réglé woon situation bi ba lépp jeex fii ci diwaanu Thiès ak yeneen difficultés yi nga xam ni askanu Thiès ñu ngi ko doon dund ci ñàkkum courant mi muy coupé te booba xamaguñu ndax PIDC dina dugg ci biir dëkk bi wala déet nga wëlbatikuwaat quartier yu ci bëri yu nekkoon biir Thiès accès wuñu woon ci courant bi comme il le faut waaye ba depuis bala Macky Sall indi nga nekk directeur général teg la ci boppu Senelec vraiment gis nañu des changements notoires ici au niveau de la région de Thiès kon loolu dañ la ci sant di la ci gërëm parce que loolu yëpp nag ñu di la ko seedeel ni la liggéey la boo xam ni sa délégué régional moo ko liggéey ci diwaanu Thiès monsieur Moustapha Dieye parce que nekk na nit koo xam ni bi mu ñëwee ñu nommé ko Senelec dafa ubbi ay buntam li mu njëkk a def mooy juboo ak travailleurs Senelec yëpp ubbil leen ay buntam bu njëkk ba daa nga bëgg a gis délégué régional di bind audience wala ngay toog ñaari fan dool ko gis mais moom dafa ubbi ay buntam ubbil ko consommateur yi ci diwaan bi képp ku ko bëgg a gis ñëw rencontré ko te difficulté yoo xamante ne consommateurs yi am nañ ko ci diwaan bi bu ñu ko soumettre mu réglé ko te du ñu jóg ñun ci dox ci ay difficulté yoo xam ne consommateurs yaa ngi koy dund rawatina ay coupure courant rawatina ay manque d'électricité dans certains quartiers te loolu defe naa ne su ma ko waxee am na ñu fi représenté Daaru Salaam te lépp ci kayam la ñu toogoon dund bëccëg yoo xam ne metti woon na trop ci diwaanu Thiès waaye yàlla def na situation boobu yëpp ci loxoom la ko yàlla réglé mooy monsieur Moustapha Dieye ñu di la xamal loolu monsieur le directeur général de la Senelec loolu yëpp aussi ma koy partagé avec son chef d'agence madame Ndoye mu nekk aussi moom itam di dox ci ndigalam lépp loo xamante ni soumettre nañ ko muy problème boo xam ne askan waa ngi koy dund ci diwaanu Thiès mettre ko en rapport ak ñun su ma ñëwee bureau problème bu ñu ko indil muy problème boo xam ni Senelec mën na koo résoudre da koy daal di résoudre ci saase wëlbati ko même bu ma gëjee gis sax daf may woo téléphone ndax yàkkamti ay doléances yoo xam ne dinañ ko indil te ku nekk xam na ni bis bu nekk consommateurs yi ci ay doléances la ñu dëkk ñu gis ni ñu ngi ci taxawaay bu wér boo xam ni loolu ñu ngi lay yëgal ni ñun association consommateur bu Thiès alors ñu ngi ciy bëgg ñu ngi ciy kontaan di la wax ni vraiment situation bii ñu gis Senelec di ko dox vraiment nekkoon na lu raar te gis nañu amélioration yoo xamante ne am na ci biir dëkk bi am na ci dëkku kaw yi ci biir dëkk bi ndax li ñuy wax PIDC gis nañu bi nga ñëwee ba léegi liggéey bi nga xamante ne yaa ngi ko ciy def kon loolu ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla jëme ko kanam di la wax ni ñun Thiès nomination bii ñu la nommé directeur général yàlla na ko yàlla jëmee kanam ba yeneen nomination fekk ko fi di ñaanal nag suñu délégué régional parce que liggéey bi mu entamé ci dëkk bi wax dëgg yàlla waa dëkk bi yëpp defe naa ni kilifa gi wax na ko ñëpp rafetlu nañ ko dañ koy ñaanal yàlla muy xale boo xam ni juboo naag ñëpp yàlla def na muy liggéeykat ubbi ay buntam donc Moustapha li nga bëgg a liggéey Thiès yàlla na la yàlla jàppale ba nga liggéey ko ci biir dëkk bi yaa sa chef d'agence madame Ndoye di nuyu personnel Senelec bépp di leen gërëm di leen sant. monsieur le directeur général ñu ngi rafetlu lancement Woyofal bi nga xam ne ñun inaakuwa ak connaissant yi ñu di gën a sawar ñun ñi nga xam ne branchement clandestin yi chaque année mën nañ marché yi ci Thiès mu am lakk te ñu jiiñ ko courant kon bu nekkee indil nañu compteur Woyofal ñuy bëgg nañu cantine bu nekk am compteur ci anam boo xam ne anam bu yomb lay doon ñun loolu daf ñuy gën a dimbali ci li nga xam ne moo daan liggéey fukki at benn ngoon wala benn guddi tàkk ñëw yóbbul lépp kon ñun loolu ñun la gën a dimbali ñun la gën a arrangé ñun waa inaakuwa ñu leen xamal ne ci biir loolu Mouhamadou Moustapha Dieye lancé nañ ko ci biir marché ba am na ñu te jot installé ñu lay ñaan bu la ko jot mayee nga ñëw visité ko xool ko ñu xam ni loolu la ñu fa def njariñu inaakuwa la njariñu marché yi ci Thiès yëpp la ñu tàmbalee ko marché central te li nga xam ne moom la ci jublu mu dem ba nga xam ne dina daj ci marché yi ci Thiès yëpp ñuy rafetlu nag liggéeyu Mouhamadou Moustapha Dieye comme ni ko waxee day déglu te du la tax xam
te képp koo xam ni ñëw nga fa mu ñaan koo ak ñu ko yitteel ñëpp ak képp koo xam ni bu nekk nga Thiès boo fëggee buntam dina ko tëjal boo ko woowee téléphone dina la jël te dina la dégg te loolu mooy sens responsabilité njiit day déglu te lépp lu mu ci mën dina ko def fu mu ca war a jaarale dina la ko jaarale ba sa soxla mën a faj Mouhamadou Moustapha Dieye comme di kilifa gi ñaanal leen bi yàlla na fi yàgg ñun de ñaanal yàgg fi waaye ñaanal bi doo fi dee jógee yàlla na nekk yokkute ci yow yokkute ci li nga xam ne nii moom la ñaanal loolu daal la ñaanal. mais nag mënuma ñëw Thiès wax dëgg yàlla te tudduma nuyuma Thierno Alassane Sall ndax lu taala wax moo ci nekk rek daf na liggéey kemtalaayam lu rafet lu mu mën xam yéeneen ci dëkk bi ak ci réew bi nu bokk doon ko liggéey ba yàggul lool si ñaari fan lay tollu xëy na yàlla jeexal loolu yal na ko yàlla dencal lu gën te digganteem ak président de la république yàlla rafetal ko ba dara du ci yàqu ndax magam la xaritam la soppeem la liggéey nag du ñàkk rëq-rëq man tuuti naa ci xam lu nekk ci diggante bi lu ma ci xam rek mooy nekkoon na fa nekkatu fa sama devoir mooy ma ñaan yàlla rafetal li ci topp yëpp. waa Thiès fu ngeen amee problème courant man daf ma war a jaaxal sax ndax genn wàllu comité directeur Senelec yëpp waa Thiès noonu waaw man rek maa ci dëkkul Thiès Ablaye Dia mooy secrétaire général bi Thiès la dëkk Malick Diallo mi toog ci wetam yore Prokelec Thiès la dëkk ñoom ñaar ñoom gisee Malick si nu jànge ba génn fi Fadilou Sey mooy yore direction commerciale Thiès la dëkk Bakary Diop mooy directeur des études Thiès la dëkk Mbacké Sène mooy directeur des projets de distribution Thiès la dëkk donc Thiès su ngeen amee problème courant laaj leen ko waa Thiès daanaka xam naa nag ñu waxul ñi te noppi ñëw ñi ma xamul ni ba ci ñeneen ak ñeneen donc maa ngi ànd aussi le DRH ànd aussi Diagne ñoom ñëpp Bassir Sall ak Ousmane Diop nga xam ni moo yilif région yi ak Samba Dieng ak madame Diouf ak ñëpp bu nu ma lim ñëpp damay juum donc mais gis naa ñëpp mais bëgg naa su doon sama sago ma fësal collaborateur yu ma ànd ak yëpp pour wan waa jotaay bi Senelec yëg na leen que manifestation bi du bu tuuti beral nuyoo nag famille yu fi daje yëpp rawatina sunu jigéen bu wax bi ci seen tur mu wax bu gàtt mais bu am solo bu daw yaram loolu bokk na ci lu ñuy motiver parce que réew bi il faut nu koy nuy doxal solidarité su dee devise bu nu wax bi mooy devise réew bi dëgg la du ni un peuple un but une foi loolu su dee dëgg yërmande ak dimbalante bi moo ko war a lal ba tax na Senelec ci loolu la sukkandiku jël ci alal bi nga xam ni du xaalisu Senelec naam ci budget am mais Senelec ko moom ndax ay œuvre sociale am la nu ni bala ngay yàkkal gan nga defar jox waa kër gi bala ñuy def yeneen œuvre sociale ci leneen lépp baax na jàppale école yi baax na jàppale hôpital yi baax na mais nun comme ci wàllu courant nu ñuy yëngatu nu xool ñi nga xam ni ñu ngi dëkk ci réseau Senelec yi te amuñu courant muy lu metti parce que ku ko amul sax amoo ko wala ku ko xamul xamu ko mais ku ko xam te amoo ko moo gën a metti te ku ko xam te amoo ko mooy ku dëkk ci biir réseau bi sa kër ñaari kër yu am courant seq la yow amoo courant ndax amoo loo defee installation yi ndax amoo loo jënde compteur ndax amoo loo abonné wu loolu moo gën a metti ndax ku ko xamul moom xamu ko mais ñu ko xam ni nag te amuñu ko ci ñoom la gën a metti moo tax nu bàyyi leen xel bu nu defee daaw gala am yàlla recette yi mu nu ci may nu toog nu xalaat ñëpp ñoom ñëpp nu d'accord ci du ma koy askanale rek mais xalaatu ñëpp la parce que su ma ko waxoon nun ma xalaat bi baaxul dama ciy génn mais ñëpp ñoo ko rafetlu nu ni d'accord nu ni xaalis bu ñu ci am bi yëpp bu ñu ko def ci dara mais nun ko jël delloo ko ci askan bi utal leen ay abonnement yóbbu leen installation yi seen kër jox leen compteur yi may leen abonnement 1 an pour miinal leen ko muy tekki nag ni du leen ciy tàggat ndax lu ñu la installé sa kër muy 4 points lumineux yi maanaam ñeenti lampe yi ak ñaari prise yi soo ci yamee junne bi mënoo ko consommer ci woyofal wante nag ku ci sant mbay wala camara di ut lu xumb ba dem jëndi frigo il faut nga yokk loolu aussi day baax nu leeral ko ci donc mais suñu yemee ci 4 points yu leen installé yi 5000 francs bi moom woyofal bi mënu ko consommer du ko mat wante nag ku yokk yeneen appareil il faut nga xool nag nga si sa coobare bopp nan ngay fexe aussi looloot ba nga fay ko loolu yéen waa agence bi Moustapha day baax ngeen expliquer ko aussi ngeen koy jox ni nu bañ yaakaar ni du ñuy branché rek dem jëli ventilateur dem jëli frigo jëli télé mu doon 5000 francs du mën a nekk 5000 francs bi pour soo yemee ci lampe yi la ak ñaari prise yi nga xam ne mën na charger téléphone
mën na def leneen dina des doo ko jeexal mais soo defee yeneen appareil nag da koy consommer il faut nga fay mais da ngay fay lu tolloog sa doole rek moo tax woyofal bi am solo donc ñuy rafetlu nag kàddu yi fi jub yëpp muy lépp lu rafet di lépp lu baax man tàmmuma lu may wax lu bëri ci électricité ndax dama jàpp ni mbiru électricité bi lu ñuy jëfee la rek ndax communication bu bëri beeg wax bu bëri bi du ko jar su baaxee clients yi ñoo koy yëgal seen bopp ñoom ñoo naan baax na su lamp yi coupé wul ñoom ñoo koy xamal seen bopp xam ni coupé tul nu wax ni xëy na nu mu daan coupé tu ko tane na mësuñu waxeet nag ni duñ fi def lu kenn mësul def ndax loolu ku dul nit rek yaa koy wax wala da nga xam lu kenn xamul wala nangam wax naa ko keroog suma xarit bi Xaadim maa ngi koy gërëm ak communicateur traditionnel yëpp su ne courant zéro coupure rek nee naa ko damay tiit ndax courant zéro coupure moom dafa amul fenn lu am kay président waxal na ko boppam keroog ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax lii yëpp moom la feccu liir su neexee ndey ji moo tey ci mbaggam Senelec société nationale société publique la état du Sénégal ak CDC nga xam ne état bee ko moom ñoo ko moom 100% donc lépp lu ñu ci def dafa fekk ni état bi moo ci def loxoom à travers président de la république digale ko fital nu bu nu ñamee initiative bu nu jël mu ñamee loonu ba nu mën a àgg fi nu àgg tey fu nu àgg tey ci Senelec mooy lépp lu ñuy wax ci wàllu production yàlla suturaal nañu ci dimbale nañu ci fu ñuy toggee courant bi togg nañu ci lu doy ba mën ci maye mooy woyofal bii nuy maye mais mën ci jaay donc ça veut dire que def nañu ci ay jéego mais jéego yooyu du jéego yu war a taxaw du jéego yu fa war a yem parce que du ñu war continuer defar yeneen centrale ndax demande bi day gën di yokk programme boobu nu tëral nañ pour def yeneen centrale suñ ko taxawalee wala doxaluñ ko nun ko war doxal du ñuy dellu fu ñu jóge woon rek mooy ci te loolu bu kenn ñaanu ko yàlla kenn bëggu donc les projets yu ñu war a def ci production il faut nu taxawaat ci mais lu des dëgg te moo tax coupure yi du mën a ñàkk mooy réseau yi dafa màgget yi yàgg yi bon nu defaree ko matériel bu baaxul ci loolu nun nekk nag di saytuwaat di ko defaraat duñ ci mën rattraper ko sécuriser ko bokk na ci li ngeen wax léegi ci marché yi ñuy gërëm waa UNACOIS ci partenariat bi parce que lu jiitu ci liggéey bi mooy sécurité nit ñi bala ngay am courant na nga ko am ci condition de sécurité yi nga xam ne ñu koy liggéey nii daanu nekk ci sécurité mais yow itam mu koy jëriñoo bi di nga nekk ci sécurité te loolu fiabilisation ak sécurisation installation yooyu Senelec am na ci programme bu rëy bi nga xam ne appel d'offre yi lancé nañu ko Banque mondiale financé ko bu toll ci 4 milliards bi nga xam ne su sottee jéego yu gën a baax yu nu nekk yi daan ko def même woyofal bii nu mu tuddee ko woyofal social Banque mondiale roy nañu ci mooy nangu na nun ñu ngi toll suñu doolee jël ay ñeenti téeméer juróomi téeméer foofu la doolu Senelec toll mais moom dooleem toll na ci mu ni bu mu ko gisee mu rafetlu ko mu ni dinu accompagner pour nu jël fanweeri junni ak juróom-ñaari famille ci Sénégal pour defal leen muy 37 000 familles donc nun ñu ngi toll ci 500 familles jëm 1000 mais Banque mondiale moom nangu na fi ni 37 000 familles ci mën naa wax lu ñuy wax woyofal social parce que même procédure bi lay doon installation intérieure yëpp su boobaa ñun ñoo koy def te programme boobu nag ñu ngi ci bëgg liggéey ak Procolec di démembrement daanaka ci Senelec sunu mag sunu xarit di doomu Thiès wax naa ko léegi Malick Diallo nekk fii ci jotaay bi jiite ko donc am naa yaakaar ne xëy na waa Thiès daan ci barele incha allah yal na ko yàlla defee noonu mu des nag lu ma waxoon sànq rek ci kaw jotaay bi yàgg na mais wax bi du bëri wax dafa am bërëb yi nga xam ne soo ci tolloo soo ko yëgee li ngay wax li ak cant lay doon te suñuy sant rek yàlla di dolli donc bëri wax taxul ñuy wax waxu sant nu ñuy wax waxu sant ci dajale fi kilifa yu mel nii waxu sant ci dajale fi ay borom xol yu ubbeekoo na ñii nu jox courant bi ndax ñii ko nuy béggunu du dëgg ñoom ñëpp bég donc seen ñaan tey baax na ci nun baax na ci Senelec baax na ci réew mi ndax bégal nun leen te nit ki amul lu ëpp nga fexe doomu aadama nga fexe ba mbégte tàbbi ci xolam donc waa Senelec ci li ngeen di liggéey toujours ma wax leen ko nun waa Senelec suñ ko xamee amuñu jaamu yàlla bu ko gën a kawe ndax da ngeen yore lu Sénégal yëpp soxla soo yoree nag lu doomu aadama yëpp soxla soo ko yéwénalee rek rafetal ko rek àdduna la ak àllaaxira parce que nit dina liggéey li nga xam ne xëy na am na ñu ko soxla am na ñu ko soxlawul du dëgg am na fi du ma tudd dara mais am na lu ñu fiy liggéey am ñu fay liggéey dafa daan seen doole loolu am na ñu ko soxla am na ñu ko soxlawul am na sax ñu ko bañ di ko xeex léeg-léeg mu am ci butéelu ndox yu nuy jaay te sama mbokk séeréer yi soxla ko ak yeneen pourtant liggéey la
mais ñëpp am na ñu ciy daan seen doole mais ñëpp soxlawuñ ko am na ñu ko araamal am na ñu ko bañ mais yéen li ngeen di liggéey dagan na rafet na ñëpp soxla nun ko loolu bëriwul lu muy am ci liggéey lu mel na courant ndox rek lay am ñaare donc soo ci yoree lu mel noonu nag soo ko rafetalee yàlla dina ci defar li ngay liggéey mu baax te it mu doon jaamu yàlla bi nga xam ni moom moo xam nu mu la koy fayee ëllëg parce que mënuñu bañ di wax ci valeur mënuñu bañ di wax ci côté boobu parce que loolu mooy yore société muy Senelec loolu mooy yore Sénégal yëpp Sénégal dëkk bu ñuy waxtaane la dëkk bu ñuy laayante biir la dëkk bu ñuy joxante cër la noonu la réew mi tëdd su ne Sénégal pays de dialogue wala du hasard jàmm juñ fiy wax bi pays de dialogue boobu moo ko indi ginnaaw bu sunu kilifa yu baax yi ak seen maam yu baax yi ñaanee luñ fiy ñaan ñu ci profité di nuyuwaale monseigneur André Guèye nga xam ne mooy évêque de Thiès ndax réew mi aussi noonu la tëdd diine yi amuñu problème mu diine amuñu problème mu tarixa amuñu problème mu ethnie Sénégal benn peuple la réewu jàmm la donc toujours may ñaax agent yi ni lu fi ëpp solo ci biir liggéey bi lu ci gën a des pour man mooy agence yi ni ngeen di accueillir agent yi clients yi ni ngeen leen di dalale ni ngeen leen di dalale ak ni ngeen di dalale seen xel ba fay bu ñuy def bi ndax fay du tuuti ci ku koy def fay du tuuti ci ku koy def da ngay dem ci agent daje fa ku yore facture u ñeenti téeméer donc consommer 2 mois 2000 francs naan la facture dafa cher dafa cherul ci yow mais dafa cher ci moom ci boppam la waxee fu mu toll la waxee 2000 francs maanaam cherul dans l'absolu mais un jugement dans l'absolu ne vaut rien le bon jugement il doit être relatif cherul dans l'absolu mais cher na ci moom ci fu dooleem toll ndax mag mu toog yore 2000 francs ni la cher na ci moom donc yooyu yëpp da ngeen koy bàyyi xel na accueil bi rafet ndax accueil bi laajul budget laajul bureau yu rafet laajul climatiseur laajul dara kanam gu leer rek la laaj su ngeen leeralee kanam yi accueillir clients yi bu baax seen xol sedd société bi gën jëm kanam su ma amee benn message boobu laa leen di message nga xam ne Senelec moomu leen ko Sénégal yëpp ñoo ko bokk Senelec yàgg na fi baril bi yàgg na yéeg ak wàcc ñuy xultu di xeex di def lu nekk jaar na fi man bokkuma ci ñuy wax ni ci man nii loolu dama koy bàyyi ak ñoom Xaadim loolu seen waxin la ñoom ñoo ko xam ñu assumé ko man suma message mooy rendre hommage ñu fi jaar ñëpp ku nekk liggéey li nga mën ndax nee naa problème mu Senelec su yomboon fukki directeur ak ñeent jaar noonu fi du ma ko fi fekk kon bala may ñëw nu réglé ko te réglé wul donc ça veut dire que du problème bu yomb ñoom ku ci jaar def nga li nga mën ànd ak ñi nga àndal parce que ñu ne àndaloon am na ñu fi nekk ba léegi donc yow soo taxawee nga ne yow la xàmme woo te àdduna lu ci yées mooy bañ a xàmme yal nu yàlla may nuy ràññe donc ñi ci biir aussi nu nu ràññe ñi ci biir laa wax te des fi tey mag ñi dem nu nu bàyyi xel mag ñi te ràññe nu nu ràññe dafa baax bu nu jaawalee nit ak matériel adduna bi matériel doxalu ko ay prix doxalu ko nit a koy doxal te nit bi nu mu koy doxalee sur la bu suñu borom di def am na li nga xam ne ku ko bëgg a arrêté yow yaa yàqu ak koo mënti doon nag ak ku la mënti jur soo ko bëggee arrêté yaa yàqu ndax xamoo lu koy doxal parce que pour nga arrêté mbir wala nga jéem ko yàq da ngay xam lu koy doxal mais bés boo ko xamulee di nga teg sa loxo di nga ko teggi te kenn loxo teggi ko nan nit ñi def nànk nu tey nu ràññee nu xam ne réew bi ñun ñoo ko bokk nu jiital suñu réew nu jiital askan bi comme nu ko Talla si la waxee doog a xalaat suñu bopp jarul sax ñuy xalaat suñu bopp su askan bi doxee rek ñun ñu ngi ci biir askan bi ndax kenn génnul askan bi ñun ñëpp ñu ngi ci biir nunu bàyyi Sénégalais yu gën yi néew doole yow ñi ngi wax ñu am ñu courant coupé na nunu xool Sénégalais 40% à 50% de Sénégalais yu amul courant nekk ci àll bi te di ko jàmbat bés bu nekk nu war yóbbu foofu ay réseau pour nu am courant ku nekk soo xalaatee ki nga tane rek di nga relativiser sa comportement nga rafetal ko nga xool ni ngay doxee Senelec alalu ñëpp la état bee ko moom réew moo ko moom peuple sénégalais moo ko moom kenn ëpp ci droit kenn sénégalais yëpp ko bokk donc lu ñu ciy def rek na doon lu rafet lu ñu ciy def rek na doon luy jëriñ askan bi desit bi yëpp ay caaxaan la te mag du caaxaan nit luy teraangaam daf koy fonk luy teraanga askan bi nag nga gën koo fonk sax aussi sa teraanga bopp te Senelec teraanga askan bi la donc yow sooy am sa teraanga ci biir teraanga askan bi na nga fonk loolu nga téye ko bañ ko caaxaane lépp du mat lépp du jub lépp du baax mais lu tane na soo gisee lu rafet nga accompagner ko soo gisee lu dul noonu nga taxaw ci nga ni lii du noonu
mais yow suba mel na yàlla daf laa déy lu mu déyul kenn wala daf laa wax lu mu waxul kenn nga ne du fi baaxee te yàlla dogal dafa baax yow yaa dul baax mais yàlla dina baax. très important na nit ñi def nànk nu bàyyi xel ñuy waxtaanee réew bi nuy def nànk di dox nànk di wax lu baax di def lu baax mag mu baax bu dul fen te du mës a fen dafa waxoon ni buñ ko waxee ni waxal mu ni lu may wax ndax sama wax mënul weesu da leen wax yiw di def yiw donc na nit ñi di wax yiw di def yiw du tere nit ki ku nekk am nga la nga bëgg ku nekk am nga looy xëccu ku nekk am nga looy défendre nga wax ci ak sa fulla ak sa fayda mais nga wax ko ci teggin nga wax yiw di def yiw parce que fii nit lu mu am fit rek ba fëgg dënnam wax am na ko am fit bu ëpp lool pour fëgg dënnam tontu ko donc wax dinay rafet muy dox nànk di wax lu baax di def lu baax fonk kilifa yi yërëm jigéen ñi yërëm xale yi yàlla def jàmm ci réew mi wasalaam jërëjëf